Stop coronavirus. seen émission stop coronavirus tey ci àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet dina fi dalal Khady Thiané Ndoye nekk chargée des programmes accès durable à une alimentation saine et nutritive ci kuréel bi di Sikodev Afrique. ak Marie-Rosalie Ndiaye dina waxtaanee ci ab gëstu boo xam ne def nañu ko ci jafe-jafe yi mbas bi di Covid 19 di indil njaboot yi. seen émission stop coronavirus mun ngeen ci bokk soo leen wootee ci 88 628 98 98 stop coronavirus fii la ci rajo Sud FM. asalaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm ci seen émission stop coronavirus tey ñuy nuyu suñu invité di Khady Thiané Ndoye Khady maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Marie-Rosalie. nga nekk chargée de programme accès durable à une alimentation saine et nutritive ci Sikodev Afrique balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne moom nañ la sas foofu ci Sikodev moom mooy lan ak lan mooy taxawaayam fii Sénégal. jërëjëf Marie. Sikodev association de consommateurs la boo xam ne mu ngi juddu en 2019 li ko tax a jóg nag mooy xeex ak wareef waaye jënd jëriñu. ak citoyen ba mu mën a jot ci lépp luy lekk bu sell am wér gu yaram jot ci ndox courant mën a jokkoo ak i mbokkam mais dañu far ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a néew doole maanaam ñi gën a défavorisé loolu mooy Sikodev. waaw nga nekk chargé de programme accès durable à une alimentation saine et nutritive branche boobu lan mooy mission am ci Sikodev. waaw booy xool Sikodev nag day liggéey ci juróomi programme am na programme ci santé am programme ci mbirum lekk jot ci lekk bu sell ak lekk bu am njëriñ am na programme boo xamante ni dafay yëngatu ci lépp luy mbay mu sell maanaam agroécologie am beneen programme boo xam ne day yëngu ci nu ñuy def ba nit ñi am lekkin bu sell lekkin bu jaay yoon. boo xoolee programme bi may liggéey maanaam accès durable à alimentation saine et nutritive li ko tax a jóg mooy consommateurs yi jënd jëriñu yi am mën a jot ci lekk bu sell mën a jot ci lekk bu baax mais ñu teg ko ci juróomi point ci programme bi dafa ëmb 5 projet bi ci njëkk mooy lépp luy régulation marché maanaam marché boo xamante ni di nga mën a am produit yi ngay bëgg jënd di nga mën a am produit yi aussi prix bi du cher ñëpp dinañ ci mën a jot boobu mooy premier ponct bi. deuxième bi mooy lépp luy mbirum suuf gouvernance foncière dañuy accompagner baykat yi pour ñu mën a jot seen suuf pour ñu mën a jot ci ndox pour ñu mën a am li ñuy woowee facteur de production bi ngay xamante ni dina mën a tax ñu mën a am produit alimentaire yu sell yu baax. beneen point bi mooy promotion consommé local dañuy def lépp luy jàngat ay gëstu pour mën a xool lan moo tax nit ñi mënuñu consommer local léegi bu ñu gëstoo loolu daal di génnee ay recommandations yoo xamante ni dañ koy jébbal ñi nga xam ni ñoom ñooy décider. bi ci des mooy agroécologie wax naa ko ci kaw dañuy promouvoir tamit lépp luy mbay mu sell ak bu mujj bi mooy def lépp luy sensibilisation information ak waxtaan ñuy def ak communauté yi pour ñu mën a xam njëriñ bi ci am ci produits locaux yi ñu mën ko jëfandikoo globalement loolu mooy programme bi may gérer foofu ci Sikodev. tey nag ñuy waxtaanee impact maanaam njeexital mi nga xam ne Covid 19 am na ko ci ménage yi maanaam ci njaboot yi li ko waral nag moo di Sikodev dafa def benn gëstu ci mois de mai bu atum 2020 ci loolu ba génn ci ay résultats tey jii résultats yooyu la ñuy waxtaanee bëgg a xam ndax Covid 19 bi am na njeexital ci njaboot yi yan xeetu njeexital la am ci ñoom ci wàllu lekk la wala ci yeneen anam waaye enquête bi ndax mën nga fàttali lan moo leen ci xiir ci ban contexte ngeen ko mënee. waaw Marie enquête bi dañu xam ni mbas mi dafa lëmbee àddina bi yëpp ndax booy xool depuis décembre ba léegi dëkk yi ñëpp a ngi jaaxle kenn xamul fi ñu jëm et dañu gis ne tamit njeexital bi mbas mi am lépp la laalul kese mbirum santé dafa laal lépp luy vie socio-économique maanaam yeneen secteurs yi d'activité yi nga xamante ni ku ci nekk yaa ngi ciy yëngu particulièrement nag lépp lu jëm ci mbirum lekk ndax loolu moo gën a fragile fii ci suñu dëkk ñu ne nag nañu jóg gëstu parce que Sikodev dafa nekk association boo xam ne du jóg rek wax lépp lu muy wax da koy teg ci ay gëstu teg ko ci ay information lu leer ñu ne nag nañu jóg xool consommateurs yi naka la ñuy dundee mbas bi chaque jour
loolu moo tax ñu ne nañ def étude bi au mois de mai ak suñu ay points focaux yi nag ñu ngi nekk ay ndaw la ñoo xam ne ñoo ñu nekkal ci région Sénégal yépp 14 régions yépp bu ci nekk am nañ fa benn point focal boo xam ni moom mooy wàcc sur le terrain daal di ñuy gëstul information yi ñu bëgg yépp boo xoolee enquête bi ñu ngi ko defee ci région yépp région Sénégal yépp 14 régions yépp 14 régions yépp Dakar banlieue dem nañ Dakar ville dem nañ Diokoul Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kébémer dem ci suuf Kédougou Kolda Matam dem Ndar dem Sédhiou dem Tamba Thiès Ziguinchor ndaw ñooñu nekkal SYCODEV point focal yi ñoom ñooñu gëstul information yi ndax dafa nekk ndaw yi dañu nekk ay nit ñoo xamante ni dañu mën mobiliser social dañu am expérience ci mobilisation sociale am expérience ci lépp luy collecte information maanaam wàcc ci terrain bi daal di jëm jàngat daal di wax ak autorités yi daal di wax ak nit ñi communication ak nit ñi ñooñu fa nekkal dañu dem tamit seeti autorités yi déconcentré yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñoo nekk ci région yooyu booy xool comme direction commerce jënd ak jaay ñu dem ba ci moom laaj ko yan marché moo am ci gox yooyu yan produit yi lañ fay jaay région bu ci nekk ñaata luuma la am luuma bu ci nekk ñaata village ñaata gox lay boole ñu jàll ci direction agriculture bi nga xam ne moom mooy gérer lépp luy mbay moom it ñu laaj ko ci marché yooyu yan produit yi lañ fay jaay yan produit yi fan lay jógee loolu yëpp pour am information boo xamante ni day officielle information boo xamante ni day dëgër information boo xamante ni dinañ ci mën a basé wu pour mën a wax pour mën a jox ay recommandations ñii di décideurs yi waaw bu ñu weesoo loolu dem nañ tamit seeti ñu bare maanaam étude bi dafa laal ñu bëri producteurs yi consommateurs yi restauratrices yi dem nañ xooli jaaykatu pomme de terre jaaykatu kaani dem nañ seeti jaaykatu soble yi ñi nga xam ne ñooy transformatrices produits locaux yi maraîchers yi ñi nga xamante ni ñooy baana yi même fédération régionale maraîchers yi la dem seeti nañ leen commerçantes yi tamit ñu dem ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay taabal jaaykatu légumes yi ñii di jaay reer ci guddi gi ñii yor seen restaurant tamit jaaykatu jën yi sandwich maanaam daal booy xool dañu ratisser large comme nañ koy waxee ci français maanaam ku ci nekk yow boo liiree étude bi wala nga dégg résultats yi ñu ci gis di nga ne lii kat gis naa ci sama bopp. étude bi ñaata temps ngeen ko def ban waxtu la commencé exactement ban jour ci weer bi ak durée bi ak fan ngeen ko ndar képpe. waa étude bi mu ngi am 10 jours la durée maanaam fukki fan ñu ngi ko commencé début mai ñu ngi pare ay vers le 15 mai lañ ko pare ak sunu points focaux yi nekk ci terrain bi donc étude bi 10 fan la durée 10 jours waaw. ma bëggoon xam aussi lan moo tax ngeen choisir mooy ñi nga ciblé les personnes ciblées mooy jaaykat yi dafa mel ni ñoom ñëpp mën nañ leen boole ci benn catégorie socio-professionnelle ndax ji ciy jaay reer ñiy jaay ndékki jaaykatu pomme de terre yi dafa mel ni ci secteur informel la ñu bokk donc te enquête bi dafa ne impact Covid 19 ci ménage yi est-ce que dañ leen jël ñooñu rek nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu dans la vie économique du Sénégal wala aussi da ngeen ci jël en compte njaboot yi ñi nga xam ne dañu toog seen kër uuf seen njaboot boroom kër yi jigéen yi yor kër yi ak ñooñu est-ce que ñooñu boole nañ leen ci. waaw enquête bi ñooñu bokk nañ ci ndax booy xool ñooñu sax ñooñu gën a tax a jóg. parce que maa ngi wax ni SYCODEV moom dafa far ci ñi nga xamante ni dañu gën a néew doole ñoom lañ fi taxawal ñooñu tax a wax enquête bi ñooñu aussi daf leen jël en charge. ndax booy xool consommateurs yi dañu wàcc ba ci ñoom daal di leen laaj marché yooyu ban njëriñ la leen amal biñ ko tëjee yan jafe-jafe ngeen am yan produits yi ngeen fa doon jënd yan jafe-jafe ngeen am bi ngeen xamee ni dañu wàññi horaires yi xam nga horaires yi dañ ko mujj changer ban jafe-jafe ngeen am aussi bi couvre-feu bi ñëwee est-ce que am ngeen problème pour jot ci lekk bi ngeen bëgg lekk est-ce que lekk yi cher na ban organisation tamit ngeen teg en place bi nga xamante ni problème yi am na donc booy xool
enquête bi solution yi ñuy wane sax c'est plus pour ñi nga xamante ni dañu néew doole nekk seen biir kër mun ñu jënd stock bu bari daal di denc seen kër dañuy obligé tamit doy na waar daal enquête bi daal ñi consommateurs yi ak ménages yi plus démunis laal na leen en plus de ñi nga wax léegi producteurs yi yeeg commerçantes yeeg jaaykat yi parce que ñoom ñoo nekk au premier front. ñoom ñooy gën a sentir impact coronavirus bi ci seen activité chaque jour. waaw bu ñu ñëw en profondeur ci impact yi par rapport ak catégorie bu nekk lan lañ ci mën a jàpp tey Khady. waaw booy xool impact yi mën nañ ko séddale ci ñetti point producteurs yi par exemple ñoom li leen gën a impacté ci mbas bi mooy que seen chiffre d'affaires dafa wàññeeku maanaam li nga xamante ni moom leen doon gagné dafa wàññeeku bu baax ndax lépp luy limitation ndax xam nga déplacement yi dañ ko mujj limité. te bu ñu limité déplacement yow producteur bi sa li nga am pour mën ko jaay doo ko mën a yóbbu wala boo ko yóbbu tamit dangay am jafe-jafe pour mu dem fi nga xamante ni fa lañ ko nit ñi mën a jëndee. beneen bi aussi mooy que ñu ci bëri aussi amuñu centre de stockage dafa baax ndax légumes yi ak yenn lekk yi nga xamante ni boo ko denculee dafay yàqu yow bu amulee centre de stockage da ngay am problème parce que dafay yàqu sa loxo. boo xoolee aussi loolu par exemple ñiy jaay soble fële ci marché Thiaroye dañ ko daal di wax ñiy jaay tamit jën fële ci Ndar wax nañu problème du manque de stockage boobu noonu centre de stockage bi nga xam te ne amuñu ko. am na aussi ñi nga xam ne dañ ne lépp luy jiw yi dafa yéex dañ ci yéex a jot pour mën a commencer seen campagne ak surga yi nga xam te ne ñoom ñoo leen daan jàppale ci biir tool yi ñoom it dañ leen téye confinement bi téye na leen problème la aussi. am na tamit boo gisee dañ daan jaay ñu ci bëri aussi dañuy mujj di jaay à perte. parce que da ngay gis koo xamante ni ku doon jaayee kilo kaani 1000 francs 2000 temps normal coronavirus bi ñëw na mu wàññi maintenant di ko jaayee 1000 francs xam nga loolu c'est à perte day jaay à perte donc boo xoolee producteurs yi daal ñoom loolu lañ gën a am comme impact et puis am na sax ñoo xam ne dañuy obligé jël seen jus di ko consommer parce que amatuñu woon lekk bu doy. bu ñu jàllee ci transformatrices yi ñoom li ñuy wax mooy essentiellement yenn légumes yi nga xam te ne dañ ko daan soxla pour togg daanuñ ko woon gis légumes yi da daan manqué da daan cher ñi nga xamante ni xam nga tamit dafa tombé ak weeru koor. nga xam te ñi nga daan xam ni dootuñu amati temps bu doy pour mën a jaay comme ni ñu daan jaayee avant ak couvre-feu bi dañuy obligé teel a yeewu teel a defar cere teel a sonn daal logistique bi ci nga xamante ni moo ko ëmb dafay mujj metti ci ñoom ñi nga xam ne aussi dañuy ñëw di jënd comme consommateurs yi dañuy ragal ñëw jënd ndax xamuñu feebar bi ni muy wàllaatee ak yeneen yu bari yoo xam te ni dañuy méfier wu pour dem jënd produit yi. loolu nag problème yooyu yëpp femmes yi amatuñu chiffre d'affaires amatuñu fonds de roulement boo xam ne dinañ mën a tax seen activité di mën a dox loolu yëpp aussi day indi ay difficultés ci wàllum ñi nga xam ne dañ leen aaloon defal leen ay prêts. dañu am problème pour rembourser seen prêts yi. bu ñu jàllee ci consommateurs yi ñoom li ñu gën a wax mooy que prix yi dafa cher. prix yi ngeen di jox ñoom prix yi leen di proposer ci. waaw prix yi leen di proposer ci marché bi kon dafa mujjee changer. dafa cher ndax boo xool Kédougou am na ñu wax ñu ne pomme de terre bi daan jar 1 kilo bi daan jar 500 dafa yokk ba 600 xam nga loolu noonu ñi nga xamante ne amuñu seen doole jotul seen ginnaaw dañuy am ay jafe-jafe pour jot ci produit yi am na sax ñoo xam ne dañuy mujj dox fu sore pour dem jënd parce que marché yi dañ ko tëj boo xoolee Matam par exemple Matam ak Kédougou yëpp am na ci consommateurs yu ñu wax ne ñoom dañu am ay jafe-jafe pour mën a jënd produit yi parce que produit yi duñ ko gis te dañuy obligé dox lu sore donc am na problème accessibilité boobu xam te ni nit ñi dañ ko am accessibilité sur le plan géographique maanaam dox fu sore pour am loo lekk sur le plan aussi prix ndax produit yi day cher yenn produits yi sax duñ ko mujj gis ndax fu muy jógee ak marché yi ñuy tëj ak ñoom seen booy xool daal ci ñetti catégorie yooyu globalement daal bu ñu ko bëggee tënk daal impact yooyu la ñu gis ci producteurs yi transformatrices yi ak restauratrices yi ak consommateurs yi.
waaw ci njaboot yi nga xam ne dañu toog seen kër amuñu benn activité génératrice de revenu uuf seen njaboot nga xam ne xëy na dañ doon taaba rek xëy dem lijjante lu ñuy wax lijjante ñooñu est-ce que mbir mi mujj na am njeexital ci ñoom. waaw mujj bi ñooñu aussi am nañ ay problème parce que ñi nga xamante ni am nañ moyen xam nga mbas bi dinañ mën a def ay réserve maanaam dinañ mën a dem jënd ceeb jënd diwlin jënd lu bari loo xam ne dinañ ko mën a téye denc ko au cas où gisuñu lu ñu xam mais ñi nga xamante ni ñoom amuñu moyen dañu sonn li ñuy mujj def mooy que dañuy organiser wu man am na ci koo xamante ni def nañu ne moom dafay àndandoo dafay organiser wu moom ak ay voisinam xool ànd ñoom ñaar dem marché daal di xool yi nga xamante ni produit yi gën a moins cher ñu daal di koy jënd daal di denc bu ñu ñëwee daal di koy dénk seen ay voisins ñi nga xamante ni yor nañ ay réfrigérateur ñu dencal leen ko boo xoolee daal am nañu ay mesures d'adaptation da nga gis ñoo xamante ni dañu mujj obligé daal di jaar ci lépp luy livraison à domicile mooy ñi am moyens yi téléphoné ñu indil leen say panier légumes ak ñoo xamante ni tamit dañuy xaar comme ñi daan dem di jënd ci luuma yi dañuy obligé toog seen kër xaar ba jaaykat yi daal di yab seen saret daal di dugg ci biir koñ yi ñuy daal di mën a wàcc daal di jënd nit ñi daal adapté wu nañ pour mën a dem wuti lekk. mais impact yooyu est-ce que dafa am disparité en fonction des régions par exemple bu ñu naree comparer ñi nekk Dakar consommateur producteur transformatrice ak ménage yi nekk Dakar impact bi ñu am bu ko comparer ak bi nekk Matam est-ce que am na disparité selon la situation géographique l'activité économique de la zone aussi ak catégorie socio-professionnelle majorité habitants yi nekk ci zone boobu. waaw booy xool ñi nga xamante ni Dakar lañ nekk. ñoom impact yi ressentir yu ñu ko bu baax par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kaw ga parce que kaw gi ñoom lépp luy marché xam nga ñu ci bëri ci marché luuma yi lañ daan dem di jënd di jaay ñoom ñooy gën a sentir impact yooyu ndax boo xoolee marché Diaobé par exemple ak li mu doon polariser marché Diaobé dina boole lu ëpp 60 lu ëpp juróom benn fukk village la daan boole nit ñi dañ daan jënd di jaay di jënd produits alimentaires yu bëri mais boo xoolee marché boobu bi ñu ko tëjee pendant 8 semaines perte bi dafa jéggi doyo ay plus de 5 milliards de francs CFA la ñu perte bi ñu tëjee marché Diaobé boobu donc ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kaw ga ñoom ñooy gën a ressentir mbas mi par rapport ak ñi nga xam ne ñooy nekk Dakar nga xam ni Dakar yow am nga plusieurs structures yoo xam te ni mën nga dem jënd am nga nu mu tudd grande surface yaa ngi fi. yoo xam ne di nga mën a dem jënd. te des fois du soxla déplacement bu sori. exactement du soxla déplacement bu sori te aussi ñi nekk Dakar chaîne am na ci ñoo xamante ni am nañ pouvoir d'achat boo xamante ni dina leen permettre ñu mën dem jënd produit yi de façon plus facile par rapport ak ñi nekk kaw ga ñoom ñoo gën a ressentir mbas mi seen kaw. léegi résultat enquête yi nga xam ne jot ngeen ko wasaare ñan ñooy destinataires yi c'est destiné à qui. résultat enquête yi booy xool ñu ngi ko destiné plutôt à tout le monde booy xool ñëpp enquête bi ku ci nekk da nga ci gis sa bopp mais plus essentiellement ñi nga xamante ni ñoom ñooy décider. ñi nga xam ni ñoom ñooy décider ñooñu la ñu gën a adressé résultat yi. ndax ci booy xool mën nañ ci jëm ci kanam lépp luy recommandation pour ñoom la mais n'empêche producteurs yi maanaam ku ci nekk daal mën nga ci gis sa bopp ci enquête bi. waaw ci impact bi est-ce que jël ngeen en compte le volet aide alimentaire d'urgence bi nga xam ne mënoon na compenser manquement boobu nga xam ne ménages yi ñu ngi ko doon ressentir ak yenn couche de la société yi nga xam ne peut-être si c'était arrivé à temps du doon am impact bu metti volet boobu est-ce que abordé ngeen ko. waaw booy xool ci enquête bi ci consommateurs yi am nañ benn point bu ñu leen laaj nañ leen aide alimentaire boobu leen loo leen ci xalaat. est-ce que yegsi na est-ce que yegsiwul wala bu egsee tamit naka leen ko gisee parce que booy xool moment bi ñu doon def enquête bi au mois de mai aide alimentaire bi egseegul carrément ci région yu bëri moment boobu moo tax consommateurs yi ñu laaj ci ñu ci bëri dañu ne ñu ngi koy dégg mais jotaguñ ci au mois de début de mai donc loolu moo tax xuusuñu ci bu baax mais
amoon nañ par exemple ay points focaux comme yi ma doon wax ndaw yoo xamante ni ñoom en même temps dañu nekk ci biir comité yi daan gérer ciblage yu aide alimentaire bi. Donc am nañ ci suñu benn point focal boo xam ni moom banlieue la nekk moom daf ci bokk ba ci biir donc moom lépp luy ciblage lépp luy processus ni ñuy def ba daal di dugal ñi nga xam ni dañu vulnérable wala ñi nga xamante ni dañu daal di basculer ci ndóol bi ndax Covid bi moom joxoon nañu ay information yooyu ci biir. bu ñu ñëwee ci impact bi nga xam ne am na ci monde rural bi ci bés yi ñu génn rek dégg nañ leen ñuy ne il faut prix semence yi ñu wàññi ko parce que Covid bi daf leen impacté bu baax a baax dégg nañ ko ci suñu organe fii ñoom monde rural ñu koy wax ne dañuy def benn plaidoyer pour ñu wàññi ko te tamit semence yi ñëpp jotaguñ ci woon est-ce que loolu natt ngeen impact bi mu mën a am à la longue dans la durée mooy conséquence su impact bi couvre-feu amoon ak état d'urgence est-ce que du am yenn impact ci wàllu sécurité alimentaire sur le plan économique commerçant yi est-ce que ñoom dinañ mën a redresser wu avec ils vont pouvoir se rattraper surtout ñi nga xam ne defoon nañu prêt ci banque yeeg yooyu. waaw Marie cette question c'est très très importante parce que booy xool question boobu sax man maa ngi ko bëggoon aborder ci beneen fànn maanaam ci recommandation yi. ndax booy xool ci mbirum semence fi mu nekk nii Sénégal li ñu bëgg def mooy ñu am li ñuy wax système alimentaire maanaam luy système alimentaire dafa ëmb plusieurs points bi ci njëkk mooy comme li nga wax léegi semence dañu bëgg tey jii producteurs yi ñu mën leen jox semence yoo xamante ni day nekk quantité semence bu doy ak semence boo xamante ni day nekk qualité ndax ñu ngi dégg ci monde rural bi ñuy wax ni semence yu doyul problème yu bari ñu ngi koy wax te fi mu nekk nii bu ñu amulee semence bu doy mënuñu yaakaar am production bu doy. te production bu doyul problème de disponibilité la ñuy am maanaam dañuy soxla dara duñ ko fa fekk te loolu problème yooyu boo xool dafay impacter encore ci yeneen maillon yu chaîne yeneen maillon bi maanaam producteur bi tey jii bu amulee semence bu doy production moom du doy transformatrice bi ko war a mën a jël war ko transformer war ko sox war ko def cere war ko def sunguf kooku it du mën a am matière première bu ci doy donc day sooxe foofu boo yeggee tamit ci distribution bi ci marché bi bu dara doyul marché amul ñoom it duñu mën a def seen activité nga dem ci consommateur bi maanaam chaîne bu ci nekk yow fépp foo taxaw rek li ci kaw semence bi bu baaxulee rek day impacter yeneen yépp day impacter survie yeneen secteur yépp ba ci suuf ba ci consommateur bi. Sur le plan économique les commerçants ñi nga xam ne jotoon nañu am benn peut-être manque à gagner est-ce que natt ngeen ndax ils pourront se rattraper d'ici là ñi nga xam ne ils n'ont rien à voir avec les semences. booy xool loolu mooy prospective c'est vrai que ñun suñu étude dafa nekk résultat de façon ponctuelle maanaam ci instantané bi. ban problème la consommateur yi am ban jafe-jafe la jaaykat yi am ñu daal di ne jafe-jafe yi lii la ñu wax lii la ñu recommander pour mën ko saafaraal mais c'est vrai que sur le long terme maanaam prospective ñun réfléchir ñu ci loolu fi mu nekk nii. balaa ñu ñëw ci recommandation yi yéen xëy na def ngeen ci ci étude bi ngeen def am na ay leçons yoo leen ci jàng loo xam ne peut-être vous ne les aviez pas vu venir mu nekk loo xam ne da ngeen koy def comme acquis mu nekk peut-être loo xam ne di ngeen ko exploiter plus tard ci yeneen chapitre ci yeneen i projets quelles sont les leçons apprises de cette enquête là. waaw moi je dirais leçon bi ñu gën a jàng mooy que il faut que ñu compter suñu bopp daal il faut que ñu compter ci suñu bopp si li ñu am si ressources yi ñu am il faut ñu xool naka la ñuy gën a suqalee gëstu bi scientifique yi war a gëstu maanaam étudiants yi recherche naka la ñuy gën a mën a def ba ñu mën a am souveraineté alimentaire boo xoolee souveraineté alimentaire mooy naka la ñuy contrôler naka la ñuy mën a daal di contrôler sunu mbirum lekk sunu système alimentaire ba nga xam ni ñun lépp loo xamante ni lu ci bare loo xamante ni soxla nañ ko mu mën a jóge sunu dëkk ñu mën ko jëfandikoo donc ñun mbas mi loolu la ñu gën a jàngal que sunu lekkin war nañ defaat ay recherche war a mën a xool
naka lañ koy gën a mën a doolee ba nga xam ne duñu soxla dénkaane suñu bitim réew. maanaam ñu am suñu propre culture alimentaire. exactement ñu am suñu propre culture alimentaire am suñu habitude alimentaire yi ñu xool naka lañ koy mën a changer ba mu orienté wu ci consommer local ñu daal di koy gëstu réellement scientifique yi yëpp sëgg ci daal di génnee ay résultats yu concrets. rapport bi ngeen koy jox décideurs yi ñàkkul ngeen def ci ay recommandations compte tenu de lépp li ngeen ci jëlee comme leçon apprise mais aussi comme impact nga xam ne laal na yenn couche ci population bi. waaw génne nañ ci ay recommandations booy xool génne nañ ci ñetti recommandations yu mag bi ci njëkk mooy dañu bëgg état du Sénégal teg li ñuy woowee stock de sécurité. maanaam stock de sécurité ci wolof mooy grenier. grenier ndax booy xool tey jii si ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkk kaw ku ci nekk am nga sàq sa biir kër boo xamante ni fa ngay denc sa ay dugub sa ay ñebbe sa ay gerte saa yoo soxlawee lekk daal di yéeg ci sàq bi cibb dara ñëw defar togg sàq boobu ñoom moo leen ni permettre ñu mën a tenir ñu bañ a téye ñu mën a am lu ñu lekk ba ca récolte bi di ñëwaat ñun lu ñu bëgg mooy que sàq boobu ñuy am au niveau habitat ku ci nekk am ko Sénégal am ko au niveau national maanaam dëkk bi am sàq yoo xamante ni fa la ñuy denc denrée yi et que problème bu amee en tant que crise état bi mën a jël ci produit yooyu mu denc ci sàq bi mën ko teg ci marché bi. teg ko ci marché bi ak ay prix yoo xamante ni consommateurs yi nga dinañ ci mën a jot. c'est important parce que comme li ma wax sànq rek mënuñu dénkaane suñu biir mënuñu basé wu ci ay bateau yoo xamante ni dañu nekk ci géej gi yore ceeb importé wala céréales importé pour nourrir dëkk bi parce que tey jii booy xoolee mbas mi dëkk yu bare yoo xamante ni nii ñoom ñoo ñu doon importé kenn xalaatul jël sa lekk bi nga war a jox sa propre doom di ko jaay. di nga dundal sa doom ba pare soog a mën a xalaat est-ce que di nga importer am déet ndax boo xoolee aussi Sénégal amoon na bu njëkkoon genre sàq yooyu noonu mais yenn institution internationale yi moo def de telle sorte que yooyu ñu bàyyi ko donc recommandation bi ñu bëgg def tey mooy que ñu dékkal lépp luy organe lépp loo xamante ni bu njëkkoon ñoo doon yëngu ci mbirum stock de sécurité yooyu muy magasin de stockage yooyu ñu mën ko dékkal mën leen dooleel ba ñu mën a gëstuwaat naka la ñuy tegee en place sàq yooyu noonu. donc boobu mooy première recommandation bi. bu ñu jàllee ci deuxième bi mooy dañu bëgg ñu wàññi dénkaane bi ñuy dénkaane suñu biir ci biti naka lañ koy wàññee ñu teg lal ay politique yoo xamante ni day tax consommer local bi gën a mën a dund ñu sécuriser maanaam jàppale producteurs yi ndax jàppale producteurs yi ci fànn yu bare booy xool ci mbirum ndox producteurs yi am ndox wala producteurs yi am aussi suuf ñu mën leen jàppale ba ñu mën a am ay matériel ba ñu mën a liggéey ndax comme li ma expliqué sànq bu ñu liggéeyee rek day tax ñi ci topp ak ñi ci toppaat mën a am produit yu baax mën a am qualité mën a am aussi quantité boo xamante ni ñu ci mën a liggéey bu mujj bi mooy li ma waxoon sànq rek dañu bëgg système alimentaire boo xamante ni day dëgër parce que mënoo bëgg sàq national magasin de stockage yi ma wax sànq bëgg consommer local te amoo système alimentaire bu dëgër comme li ma la expliqué sànq. système alimentaire mooy li ma wax rek semence yu baax semence yu dëgër yoo xamante ni dañ koy jox producteurs yi mu doy ba ñu mën a produire jàppale producteurs yi pour ñu mën a jot ci seen suuf am ndox am financement jàppale aussi transformatrices yi sur le plan technique ndax sonn nañ sur le plan juridique sur le plan financier jàppale entreprise yi nga xamante ni aussi ñoom ñooy yëngu ci mbirum transformation bu ñu jógee foofu ñëw ci marché yi parce que mënoo transformer boo amulee marché sa produit du jar c'est important marché dafa am place important ci système alimentaire ndax consommateur bi bu amulee marché du mën a dem jëndi booy xool ñu ngi ci période mango année yi ji passé da nga gis mango bu bari di yàqu au niveau de Sédhiou ci suuf dans le sud du pays parce que amuñu marché
consommateurs yi amuñu accès pour dem pour jël produit yi. bu mujj ci système alimentaire bi mooy gestion des déchets ndax booy xool ci production ci transformation ci consommation bu ci nekk rek day génnee déchet léegi déchets yooyu nan lañ leen war a def naka la ñu war a def naka la ñu mën a transformer déchets yooyu ba nga xamante ni dinañ ko dugalaat ci biir suuf si mu dundal suuf si bu ko defee day nekk économie circulaire maanaam dara duñu sànni dara lépp loo xamante ni dafa génn rek dañ koy mën a transformer waat boolewaat ko ci suuf si dundal suuf si nga xam ne suuf si day fertile semence yi ñu bay ko producteurs yi continuer waat commencé waat liggéey. bu ko defee chaîne bi day tourner. waaw gannaaw étude bi ngeen def est-ce que SYCODEV am na yeneen perspective wala donc projet d'enquête yoo xam ne c'est toujours lié à la Covid-19 comme ñu ngi ci ba tey. waaw booy xool SYCODEV depuis bi mbas bi dalee suñu kaw ba tey moom toogul ñu ngi utiliser suñu points focaux yi li ma doon expliquer sànq suñu ndaw yi daal di leen ni jàngat wax leen ñu wàcc ci terrain bi wax ak population yi. def ay visite à domicile dugg ci ménage yi waxtaan ak ñoom ci geste barrière yi biñ koy def instant boobu amuñu woon interdiction comme rassemblement. Donc point focaux touché nañ plus de 12 000 ménages ci Sénégal yépp expliquer leen naka la ñu war a def geste barrière yi ak ñoom seen bi ñu paree loolu def nañ série interview. donc dem nañ ci rajo yi ci télé yi presse écrite daal di wax daal di def plaidoyer daal di wax ne c'est important masque yi ñu daal di koy defar fii ci suñu réew daal di wax lépp luy redevabilité maanaam xaalis bi ñu duggee ci mbas bi fan la dugg naka lañ plus de transparence daal di accompagner tamit baykat yi ci wàllum ndox. fi mu nekk jours yi ñu génn accompagner nday mbaykat yi nekk Lendeng ci seen wàllu ndox et puis ñu ngi def tamit ay émission rajo interactive boo xamante ni dañ koy def ci région yi ci ay sujet yoo xamante ni ci mbas mi la ak autorités yi décentralisées yi nekk ci région yi ak leader yeeg ñu ngi waxtaan daal ci ak population yi ñu ngi ñaax tamit population yi ñu bañ a bàyyi geste barrière yi kuy dem marché tamit nga takk sa masque xam ne ci mbooloo nga jëm kuy dem juma tamit nga daal di def distanciation physique bi mbas mi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla tooguñu ñu ngi développer ay campagne tamit ci internet bi di def ay campagne yoo xam ne dañuy teg problème bi teg ci suuf solution ma jox la exemple rek def nañ juróom-ñaari campagne ci masque nit ñi dañu war a sol masque def nañ tamit que ni coronavirus kenn waru ko ruus maanaam stigmatisation def nañ campagne bu mel noonu def nañ tamit campagne du le fait que coronavirus gaa metti na mais ubbi na tamit ay opportunité maanaam tax na tey chercheurs yi ak étudiants yi mën a créatif mën a génnee tey ay solutions yoo xamante ni nit ñi mën nañ ko utiliser pour daal di prévenir ci mbas mi li ko dareeg gel hydroalcoolique yi wala ay machine yoo xamante ni ñoom ñooy distribuer garab yi loolu yëpp daal ay opportunité la loo xamante ni tey ci mbas mi indi na ko ñu def ci campagne tamit def nañ campagne tamit ci aide alimentaire bi ak école ubbite école bi yooyu yëpp ay campagne yu ñu utiliser ci réseaux sociaux yi pour toucher communauté yi pour waxtaan ak ñoom ci mbirum mbas mi. ci wàllu redevabilité ak transparence ci fonds yi nga xam ne dañ ko dugal ci riposte Covid-19 bi bokk na ci seen ay recommandations plaidoyer mais est-ce que SYCODEV am na benn plan d'action wala bokk ay mesures yoo xam ne mën na ko proposer au gouvernant ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer lépp lu laal ci wàllu santé mais aussi riposte bi parce que coow li mu ngi commencé bari tout le monde en parle il faut transparence il faut rendre compte. waaw booy xool ñun am na benn interview bu ñu def ak benn presse locale mu posé ñu question ci wàllum gestion fonds force Covid bi am na lu ñu ci wax liñ ci wax mooy que il faut transparence il faut que nit ñi xam xaalis boobu fan la dugg et puis booy xool je pense que loolu bokk na ci li tax
gouvernement bi aussi mettre en place dugal ci seen plan d'action question de redevance boobu ak question de transparence boobu donc ñun en tant que organe de association organisation de plaidoyer ñu ngi ciy def li ñu mën ñu ngi ciy wax li ñu mën maintenant nag comme li ma expliqué ñun dañuy liggéey dañuy bind dañuy gëstu daal di teg sur le daal di teg daal di jox décideurs yi ñoom ñooy xool liñ ci naka lañ koy jëlee en main maanaam ñun suñu liggéey foofu la yam bu ñu gëstoo def ay études def ay recommandations daal di ñëw daal di koy teg ci taabalu décideurs yi. waaw ñu gis tamit ne ci jamono ji gis nañu ne cas communautaire yi ñu ngi gën a yokku c'est vrai que ñu ngi naan masque dañ ko war a sol engagement communautaire acteurs communautaires yi nekk sur le terrain mais terewul on voit un relâchement de la population am na ñuy ne il faut que ñu commencer waat def ay sanctions sur le terrain ñi nga xam ne dañuy nekk dans les lieux publics ñu leen di imposer le port obligatoire du masque tey jii SYCODEF ban taxawaay la am ci loolu parce que beaucoup d'acteurs sax sanitaires gis nañ ne c'est incontournable parce que à ce rythme bu ñuy demee feebar bi jógee gu fi il faut que qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus sérieux avec un ton ferme pour que nit ñi conscient que ne la maladie existe elle est bel et bien là te il faut ku nekk jël sa matuwaay. waaw SYCODEF xam nga comme li ma expliqué sànq rek boobu ba tey tooguñu ñu ngi continuer di def suñuy action terrain ñu ngi wax ak nit ñi ak ci rajo yi. ñu ngi wàcce sur le terrain ñu ngi def toute une campagne pour expliquer nit ñi pour wax ak nit ñi mais man jàngat bi ma ci am mooy que information bi moom moo manqué peut-être stratégie information ni ñuy informer population yi foofu moo am tuuti faille parce que nit ñi gëmatuñu booy xool gëmatuñu ne feebar bi am na donc faute bi fan la nekk il faut ñu xoolaat tamit ni ñuy waxee nit ñi ni ñuy informer nit ñi et puis tamit ñu daal di jël ñi nga xam ni mooy ñi di déglu maanaam leader d'opinion yi. leader d'opinion yi mën na nekk imam yi mën na nekk bàjjanu gox yi mën na nekk prêtre yi ñu daal di lay ñu boole ci communication bi changer daal stratégie de communication xool boobu ba tey lan moo tax nit ñi gëmatuñu ne feebar bi am na lan mooy faille bi je pense que Sénégal ñàkkul ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum communication il faudrait peut-être ñooñu ñu woo leen daal di leen boole ci riposte bi ñu xool ban stratégie moo gën baax pour nit ñi mën a xam ni feebar bi mu ngi fi mu ngi reye ñu gën a mën a daal di jël gën a mën a def mesure barrières yi gën ci mën a suux gën ci def ci daal li ci war. Je pense que foofu solution bi foofu la nekk. En tout cas lan mooy tey jii mooy laaj bu mujj bi parce que waxtu wi mu ngi ñuy xoj tey jii ci wàllu système de santé au Sénégal li nga xam ne mbas mi fësal na ko te ñu war ko mën a jubbanti comme yéen vous êtes une association de plaidoyer bàyyiwu leen benn couche rawatina nag ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci askan wi te ñooñu ñoom ñooy dem ci hôpitaux publics yi di faju gis nañ ne nawet baa ngi ñëw feebaru sibiru mu ngi ñëw feebaru yi nga xam ne c'est lié à la saison des pluies mu ngi ñëw te ba tey on parle de Covid maanaam amul benn garde-fou boo xam ne teg nañ ko pour permettre yeneen feebar yi bu ñu ñëwee ñu mën ko jël en charge te déjà que ñu ngi wax ne hôpitaux yi commencé nañ fees ci wàllu hospitalisation ci côté boobu lan mooy doon taxawaayu SYCODEF. taxawaayu SYCODEF je pense que pour affaire santé bi man li ma ci gis mooy que mbas mi dafa bouleverser sunu système de santé duma ci xuus lu bari parce que spécialisé wu ma dans ce domaine mais li ma mën a wax rek mooy mbas mi dafa jaxase sunu système de santé nit ñi dañu ragal a dem hôpital ñi nga xamante ni dañu am yeneen feebar yi ndax da ngay gis tey ku am tension wala ku am yenn feebar yi ne dematuma hôpital parce que dama ragal léegi dematuma hôpital dematuma faju ji te ñun li ñu bëgg li nga xamante ni moo ñu tax a jóg tamit mooy que ñu am système de santé bu dëgër maanaam ñu xool mbas mi ci wàllum garab est-ce que garab yaa ngi fi est-ce que garab yi doy na hôpital yi aussi ñu xool lan moo leen manqué ñu daal di koy gën a renforcer daal di xool suñu personnel de santé tamit est-ce que manqué na wala naka nañu mën a def pour personnel de santé bi fi nekk ñu teg leen ci condition yoo xam ne dinañ mën a faj nit ñi
ñi nga xamante ni amuñu mbas. te war nañ ñëw faju et puis tamit ñu daal di def de telle sorte que nit ñi bu ñu bëggee faju mu daal di leen jege maanaam sur le plan géographique ku bëgg dem faju doo accessibilité des soins et surtout qualité des soins ak lépp luy plateau technique ñu mën ko teg en place ba nga xamante ni tey nit ki même boo néewee doole parce que si ko def day liggéey ci lépp luy vulgarisation CMU dañ koy def CMU couverture maladie universelle pour que ñëpp surtout ñi mën a néew doole mën a faju buñ ko soxlawee donc ñun daal bëgguñu tey mbas mi jaxase suñu système de santé bi nga xamante ni nekkoon na fi avant mbas mi jéemoon nañ def en sorte bu mu dëgër sur le côté financement de la santé sur le côté aussi technique bëgguñu daal mbas mi jaxase loolu yépp moo tax sinon day nekk un recommencement dañuy delluwaat case de départ day nekk un éternel recommencement duñu xam fu ñuy taxaw. waaw Khady Thiané Ndoye chargée de programme accès durable à une alimentation saine et nutritive ci Sicodef Afrique lan mooy sa mot de la fin. sama mot de la fin mooy que ñu daal di gën a jàppalante gën a xam ni mbas mi combat la boo xamante ni jeexagul xamuñu kañ lay jeex. comme xamuñu kañ lay jeex nag li nga xamante ni moom lañ xam mooy mesure barrières yi nañ ci gën a gëstu nañ ci gën a dem ñu gën a sol suñuy masque parce que nit ñi takkatuñu masque doy na waar ñu gën a sol suñuy masque gën a def distanciation physique gën a jàppalante gën a moytu daal ñu daal di moytu xam ni lii jeexagul te lii gën a ñëw dina gën a metti parce que fi mu ne nii booy xool études yi ñëpp a ngi wax post Covid bi lan lay doon bu coronavirus bi jeexee fu ñu jëm xamaguñu donc loolu moo tax fi mu nekk nii li ñu xam à l'instant T mooy que nañu gën a góorgóorlu ci mesures barrières yi ñaax nit ñi tamit ñu gën a jàpp xam ni dina metti daal di ñëw. jërëjëf Khady Thiané Ndoye ma lay jaajëfal ci sa teewaay ak sa disponibilité nga teewal fii Sicodef Afrique. jërëjëf Marie. ñuy jaajëfal auditeurs yi ñu doon may nopp ak Alassane Wade mi féete woon ci machine bi jaa ngeen jëf.